dikkati naa gars yi day ci mbedd mi lañ fas yéene yeewi seen bopp Sud Quotidien daal di may xamal ne yeewi day fas nañ yéene nag jël mbedd ba ngir amal ab rassemblement bu rëy ci digg Ndakaaru Tribune yéene kaay ne ma Bougane Gueye Dany ne bokk ci nii mbaa ci naa ca boobule rassemblement rek yéene kaay bi day média bi ne ma Bougane Gueye Dany nee na muy taw ak muy naaj la ci yemale tey jii nii ndaje ma nga xam ni sénégalais joxe nañ ko ca place de l'Obélisque ku ko fa dëgg na ne ko massa moom ak waa gëm sa bopp yi fas nañu yéene daje nag ak waa opposition bi ca place de l'Obélisque ngir xeexandoo ak forfaiture bi nga xam ne nee ñu duñ ko bàyyi nag mu jàll jëmale ci élection législative yi Bougane Gueye Dany ne yemu ma ca de élection législative yi képp ku ànd ak Macky Sall foo féete fa laa féete danaa ànd ak ñoom ñu xeex campagne ngir élection yi Macky Sall du ca am ndam laataa loolu tey jii àllarbay Obélisque Bougane Gueye Dany ne danaa ca dem benn ngir xeex Macky Sall ngir lépp loo xam ne def na ko ci ñaawteef jëmale ko ci seggam gii ci yile élection danaa ko def ñaar ngir ñu jeexal nag ak régime Macky Sall bi nga xam ne jeexal ko sax faf dafay farata ci réew mi Macky Sall nag fi mu toll nii dafay def ay mbir yoo xam ne daanaka suñuy valeur ñun ci réewum Sénégal sax da koo nanguwut moo tax Bougane Gueye Dany ne jëli fi Macky Sall ab farata la 24 heures yéene kaay ne ma Bougane Gueye Dany ne ñu ngi xeex de waaye daanaka nag àdduna wërngal këpp dañ ñoo bàyyeeg suñu xeex beeg président Macky Sall Bougane ci yéene kaay bi ne Macky Sall mi ngi caxatee suñu démocratie booba ma ngay xaatim ay contrat ak ñeneen feneen Bougane ne looloo tax nag cellaaru Union européenne USAID ak yeneenu kuréel yoo xam ne ñoom ñoo war a artu Macky Sall jàppale ñu nag ci suñu xeex bii ñu ne tekk noppi gumba daal di tëxlu loolee laa bëgg laaj lan la Bougane ci yéene kaay bi ne Macky Sall day mënees na ko naatable ab bukki boo xam ne nag dafa daal di sàngoo derug bëy dictateur la boo xam ne dafa sol nag ab mbubug républicain soob Sénégal ci jafe-jafe goo xam ne ak yëngu goo xam ne buñ ko mënoon moytu dafay gën waaye nag fi mu toll nii lu metti lu ñaaw li am na ci réew mi ba pare jële ko fi rek bitim réew nag bàyyi Macky Sall di ñu noot ñuy seetaan ndax Macky Sall mii def leen dig suñu gaz beeg suñu pétrole bi moo tax lu Macky Sall defu ko askanam duñ ca yee yàbbi ku ci mel ni Union européenne ku ci mel ni francophonie ku ci mel ni USAID Bougane Gueye Dany ne dañoo jël ay milliards yu takku lool daal di koy def ci tëgginum élection ci réewum Sénégal ngir mu jaar yoon kon nag jot na tey jii nii partenaires yi xamal Macky Sall ne ko dëgg damaa bëgg nga bàyyi suñu démocratie gi ngay caxat-caxatee Tribune yéene kaay ne ma tey daal loo ci mënti déggin opposition bi fas nañu yéene nag jàmmaarloo ak ña nga xam ne dañuy caxat-caxatee démocratie bu réewum Sénégal ay adversaire u Macky Sall ñoo jàkkaarloog taarix L'Info yéene kaay ne ma yeewi askan wi ak gëm sa bopp day résistance la ñu woote Ousmane Sonko ci yéene kaay bi ne kenn mënta tere suñu manifester bii du am Tribune yéene kaay ne ko autorisé nañ ko tardivement Les Échos yéene kaay ne ko déet ba tey préfet kay yeyul yàbbi ci mbir moomee L'Info yéene kaay ne loo ci mënti déggit Khalifa Babacar Sall nee na tëgginum élection législative yu Macky Sall yi mooy bu mujj ci weñ loxol opposant wala bu mujj bu muy seggay opposant ci réewum Sénégal Déthié Fall ne attention it ñi ngi defi montage ngir bëgg nag taxal leader yeewi askan wi L'Info yéene kaay ne ma Bougane Gueye Dany doon na renfort ci yeewi askan wi xamal ndaw yi nag ne leen ñëw leen fekk suñu ci xeex bii ngir ñu mën a jàmmaarloo ak Macky Sall Les Échos yéene kaay ne ma loo ci mënti déggit manifestation tey gii mënta yomb ndax ba 2h30 du matin préfet ba joxewul autorisation opposition bi ñoom nee ñu autorisation ñàkk ko daañu manifester ñi nekk ci nguur gi xamal seeni ndaw ne leen ñetti waxtu ci ngoon na leen fekk ca siège APR Aminata Mbengue Ndiaye Moustapha Niass ak Idrissa Seck ñoom it fas yéene bokk ci boobu la jàmmaarloo L'Info yéene kaay ne ma mënta ñàkk ndax waa Benno Bokk Yaakaar ci boppam ñoo xam ne lii ñu bëgg a def ci réew mi ñoom waa yeewi askan wi ak opposition bi ab cong la Idrissa Seck moo tax ma nga naan kenn nag mënta tuddee mbir mi leneen lu dul ab cong ak bëgg nërmeelum réew Mimi Touré daal di xam le ni lii ñuy woote nii ab cong la moom lay nurte moom la te duñu bàyyi nag ñuy dal ci suñu kaw mbaa suñu kaw république L'évidence ne ma en tout cas opposition bi ci boppam soobu nañ ci guerre goo xam ne nag seen digganteeg régime bu Macky Sall bi la L'Observateur ne ma liste yeewi askan wi dee ko indi liste yeewi askan wi nga xam ne dañu ni leen seeni titulaire duñu bokk ci les élections yeewi nag daal di téye bant goo xam ne joxoñ na ko Macky Sall bu nuppi da koy jox xar bi kay joxoñ ba daal di yegg wala Macky Sall damm bant bi liste ba daal di fay jaare faagaagalu fa yàllaahu laas yéene kaay ne ma en tout cas lii xeeñ tey jii ci Sénégal ak ci Ndakaaru neexul yéene kaay bi ne ma Ousmane Sonko daf caa boole nag di menacer juróom-ñaari sages ji xamal leen ni yéex ak yàgg ci yam tôt ou tard li ngeen teg askan wi daa ngeen ko layoo yéene kaay bi ne ma Macky Sall ba tey ci coow lii ñàkku cay àndandoo Idrissa Seck Moustapha Niass ak Mimi Touré taxawu nañu président Macky Sall Le Quotidien ne ma tey daal coow laa nga ca Obélisque te Obélisque ay risque nga fa Benno Bokk Yaakaar ne duñ leen bàyyi ñuy def lu leen neex ci réew mi de le mandat yéene kaay ne ma yeewi askan wi daal ña ngay dal ci kaw nguur gi waaye Benno Bokk Yaakaar ña ngay dalal réew mi Quotidien ne ma yeewi kay ne ñu pare nañ ci plan yépp ngir jàmmaarloo ak Macky Sall Tribune yéene kaay ne ma Bougane Gueye Dany ne leen du ngeen ma fi bàyyi ca manifester ga ku ma ca dëgg na ne ma massa booba ca wet ga am na ñoo xam ne ña ngay waajal yi la élection législative le mandat yéene kaay ne ma Sénéral day ca la bokk ña ngay artu nag média yi ci lépp loo xam ne tukkee na ci yooyu la élection Tribune yéene kaay daal di may xamal ne député bii di Omar Sy it ma ngi koy waajal xam leen nag
yii la élection législative téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ak juróom ya fas nañ ko yéene am ndam ci département bu Mbour. Omar Sy njiital parti lu jot yomb ñu investir ko ci liste Benno Bokk Yaakaar bi woolu waa Mbour ci week-end bii ngir ñu doonub say ngir mën a am ndam ci la élection législative. Le Vrai Journal ne ma loo ci mënti dégg ji la élection bu amee fan jëm yombul de ndax saa si tembe ci réewum Sénégal fi mu toll jaar ci àllarbay tey ji moo gën a yomb waxi élection. Le Vrai Journal ne ma coow li ku ci waxuti day di nga àtte ndax nag gannaaw coowal politique ak manifester politique njëkk yi nga xam ne tàmbali naa yokku ci réewum Sénégal ba teree góorgóorlu lekk ba suur naan ba mandi ak dund gu ñoŋ mën naa taxit ay coow ju dooti ci réew mi. Macky Sall nag na xaar askan wi génn manifester amati émeute yoo xam ne xiif moo ko nar a waral ci réewum Sénégal. Critique yéene kaay ne maître ma soxna kan ci boppam xamle na ni essence bi ñu yokku teguñu ko ci dëgg teguñu ko ci yoon boobu l'enquête quotidien xamal ma ni coow li mooy nañu wax ci crise bi nga xam ne am na ci santé yi de ndax coowal astu soxna ba tey sage-femme yi nekkatuñu te bari na ci docteur yoo xam ne ñi ngi boole jafe-jafey njaboot ak yu l'hôpital bi lu ci mënti am jóg ci dafa gën booba tribune yéene kaay ne ma kenn mënta mer ba raw baykat yi ndax ren ji mer nañ ba futtu ndax nee ñu jiwu gi ñu leen jox benn qualité bi baaxul ñaareel bi mooy jiwu gi ci boppam doyul lu ci mënti am nanu yendoog jàmm mbokk yi te ñaan nag Saliou Ciss am dugal ko kon Sadio Mané waxtu wi gannaaw ba mu dugalee nag but boobu moo tax mu am fanweer ak ñetti but nekk nag meilleur buteur ci sélection bi kon ñu jàpp ne sax Sénégal waxtu wi nag moo nekk ci première place bi ci groupe L bi ak juróom-benn poñ naam sax ni nag match bi métti woon na waaye nag Aliou Cissé mi tàggat gaynde Sénégal yi rafet na bu baax a baax arñe bi nga xam ne gaynde yi wane nañ ko ba am ndam teewul nag dina gën a wëyal nag groupe bi ngir nag lu jëm ci wàllum kan compétition yu jëm ci noonu dañuy teewlu Aliou Cissé ay kàddoom kii di Sadio Abiboka ak El Hadj Diène ñoo ko taataan. genre match yi xam nañ ko mën naa wax ni que exactement nu ma xalaatee woon match bi noonu la demee donc ça veut dire que équipe boo xam ne day regroupé wu ci ginnaaw défendre pour que justement ballon yi ñuy récupérer jéem a jouer en transition donc il fallait que tamit ci match bi ñu am tuuti patience c'est-à-dire mettre en place notre jeu pour que justement qu'on puisse trouver ñu mën trouver ay solutions mu doon match boo xam ne match bu difficile la mais je crois que lu gën a am importance tey mooy ndab li ñu ngi si sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax donc genre match yi tamit daf ñuy permettre tamit ñu gën a fort mentalement parce que c'est des matchs yoo xam ne il faut que ñu dem jëli ko il faut que ñu ñefe pour justement am victoire bi tey mentalité bi nga xam ne xale yi xam nañ ko ci difficulté match bi war na ma ni que vraiment ay xale yoo xam ne yu am jom nañ ñu am fulla nañu. je crois que lu gën a am importance c'est vrai que sur le plan comptable mais sur le jeu aussi je pense que match contre Bénin ça n'a pas été mal non plus on a fait de très 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 bonnes choses def nañu affaire yoo xam ne yu am intéressant la. kon Sénégal nag am ndam ci ñaari jongante yi te daanaka boobu nag taxawaay la am lu ci mënti am daal mentalité bi nag kii di Cheikhou Kouyaté rafet na ko bu baax wax gis na nag foogoon dellu nañ ñeenti at ci ginnaaw kon Sénégal pour mu gagner match mel ni dana doon jafe loolu moo lay wane nag kon tey jëlee am nañ taxawaay gu am solo ci nag lu jëm ci wàllum nag yooyu jongante ñu teewlu ko kàddu ko kii di Cheikhou Kouyaté. métti la woon parce que benn équipe bu ñu dajaloon tey dafa ñëw taxaw si ginnaaw bàyyi ñu jeu bi essayé nañ def lépp mais yombul woon mais lu gën a important tey mooy ñu gagné woon match bi et que gagné nañ ko y a 3 ans si ginnaaw yaakaar naa ne match bi di nga koy match ni wala ñu perdre ko mais boo xoolee gars yi am nañ caractère dem nañ chercher victoire bi et que tey victoire bi moom victoire bu neex rek. kon lu jëm nag ci ñaareelu nag bëccëg boobu la jëm nag ci groupe L bi kon Sénégal waxtu yi moo am juróom-benn poñ yeneen jongante yi nag tey la ñu koy amal war a dox ci diggante Bénin ak Mozambique loolu 19h jotee lay doon ba tey ñaareelu bëccëg jëm ci éliminatoire ak CAN Côte d'Ivoire 2023 tey jëlee la ñu koy wëyal groupe C bi kon ci kanam tuuti 13h Burundi mooy dalal Cameroun ci groupe F bi nag 13h Ouganda la ak ñi di waa Niger 16h Tanzanie ak Algérie la ci groupe G bi 16h Congo dina ci laale ak Gambie ci groupe I bi 16h mën nañ ci am Gabon ak Mauritanie 19h Soudan ak RD Congo lay doon niki nag démb ci groupe B bi kon Eswatini dafa daanoo ci kanamu Burkina Faso ñetti ball ci benn Togo moom dafa daan tamit ci kanamu Cap-Vert 2-0 Zambie moom moo daan ñii di waa Comores 2 ball ci benn. ati ñu waxtaanee kon wàccaayu coupe du monde Qatar 2022 Aliou Cissé nag mu ngi sàkku ci waa CAF ñu décaler éliminatoire CAN bu 2023 bi. waaw soo xoolee nag septembre sax si Sénégal fas yéene daale ak ñii di waa Zimbabwe loolu tax na nag ba Aliou Cissé di sàkku rek ci confédération africaine bu football mu xool bu baax a baax nag yooyu les éliminatoire ngir nag permettre juróomi équipe bi nga xam ne ñoo fas yéene teewal Afrique ci boobu le coupe du monde ñu gën a nag gën a ñoŋal seen ay wàccaay jëm nag ci boobu le compétition nii sax moom ñoo ngi xool nag yan matuwaay la ñuy teg ngir Sénégal mën a
dugg ci yooyu la éliminatoire ngir nag mun a waajal seen bopp bu baax a baax ñu teewlu ko Aliou Cissé ak Sadio Abibakar ni ki noonu El Hadji match coupe du monde yi mais yàlla def ni que amuñu woon préparation match yooyu Brésil lañ fas yéene woon jouer mais à la dernière minute Brésil bañ jouer contre ñun donc ñu ngi xaar daal en tout cas au mois de septembre daal comme na ma ko waxee sànq ci kàllaama nasaraan rek je crois que meilleure façon bu CAF war a mën a def confédération africaine mooy vraiment jox possibilité équipe yi nga xam ne qualifié nañ coupe du monde ba écoute ñu mën a préparer justement comme nuñ ko waree suñu coupe du monde bi j'espère que CAF dina indi solution boobu parce que tey dañu waxante dëgg club européen yi club Amérique du Sud équipe européenne yi ak équipe Amérique Sud yi ils sont quand même en avance sur leur préparation par rapport à la zone Afrique. xale ko ak lu jëm ci wàllum nag Ligue des Nations tey jii nag la ñuy wéyal tamit programme deuxième journée bi ci groupe K bi groupe 4 18h45 kon Belgique moo ci dalal ñii di waa Pologne Pays de Galles ak Pays-Bas niki démb nag kon groupe 3 bi Allemagne ak Angleterre benn ak benn la ñu def Italie moom moo daan ñii di waa Hongrie ñaari bal ci benn kon Mambay li ma fi gënoon fës jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram ñu joxante dig daje rek ci kanam tuuti émission suba teel gën a nag yaatal lu jëm ci wàllum éliminatoire ak CAN Côte d'Ivoire 2023 ak équipe nationale bu Sénégal ni ki noonu ñu joxante dig daje kon 12h ak